ngi lay fay El Hadj di nuyu Abdou Thiam bu baax a baax ak auditeurs yi nga xam ni ñu ngi déglu RFM di jaar ñëpp di seet ñëpp. et puis di waxaat ñëpp masaleen coono ci xalaat yeeg ci pression beeg yëpp parce que dafa xaw a compliqué fi ñu toll nii mais âge daa mel ni affaire yi mu ngi xaw a yéeg partout tuuti. yow daal en tout cas xëy si nga ak masque. xel yaa ngi xaw a dal masque bi nga ñëw takk nii ci suuf lañ ma ko joxee de ci suuf. ku koy joxe dañ ko distribuer léegi. waaw man de ci suuf laa dem ñu jox ma ko. waa Palais de l'Immobilier moom. des na tuuti kay kër madame Bagui. balaa fi nit a dugg. ñëpp ko war a takk nag. di nga set. di nga protéger sa bopp protéger nit ñi. en tout cas daal ni mu mel fii moom bëgg naa fépp nañ mel noonu balaa ngay dugg. dinañu la xool daal lay jox nga laal sa loxo ba noppi daal lay jox sa masque bi nga xam ni mën na la aar bu baax a baax. ci la ñëpp jëm incha allah ndax xam nga loolu moo fi nekk comme pexe donc il faut ñu def ko waaw kar ko raxasu yokk cet mi waaye wàññi tànk yi fexe ba xëy na du ñàkk sax mais loolu lépp ci sóoraale daanañ egg ci ñu bari ci ñun toog ci kër yi. parce que dégg naa du ma spécialiste ci kanam du ñu ànd ci ak docteur yi mbir mi li dakkal law gi mooy confinement yooyu nga gis ñëpp toog ab diir. bu ko defee ak jokkalante du amati buñ ko dakkalee chaîne bi rek day yombal sax liggéeyu kër docteur. parce que Sénégal fi ñu toll nii nag xam nga li gënoon mooy mbir mi dakkalandi wala wàññeeku ab diir le temps que ñu daal di jublu ci ñii fi nekk gum. parce que bu enchaînement yi bare rek day gën a diis. mais ak transport yi loolu tey bu ñu ciy jug. je pense que transport dina bokk ci priorité yi. waaw transport yi Babacar incha allah suba dina la laajal yooyu laaj monsieur le ministre El Hadj Oumar Youm mooy ganu RFM matin. n'est-ce pas maa ngi koy annoncé sànq mais waaw suba lay ñëw incha allah RFM matin mais déjà ñoom ci seen biir am nañu ay ndaje ay dogal jib na ca jëm ci fàttali chauffeurs yi la leen war ci wàccoog surcharge loi yi ndax loolu loi yoonalu dawal gi da koy tere. ensuite nañuy raxas kaar yi di yor ay matuwaay yoo xam ne ku dugg ñu xool la ay thermoflash comme lu ci mel ni zone yi nekk ci frontières yi garage yooyee. usagers yi clients yi tamit gën a yokk cet gi di ñu am ay gel balaa ñu dugg ci oto bi te ñu bañ a surcharge yamale ko ci place yi oto ba am nombre de places et cetera yëpp ay dogal ñi nga xam ne dañuy jóge fii rek war a dem ni ñu koy waxee di gël tapé gi jarul jël oto nga dox mbaa nga jël vélo. mais damay faral di dégg daf ma wóorul nag xam naa ni ci léegi ci kanam sunu kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñoo ci gën a xam lu bëree bëri bu ñu duggee nga mën ma leen laajal laaj bi damaa dégg ñu ne même ci vent bi. ci ngelaw li feebar bi mën na cee nekk. non loolu moom xam naa bàyyi docteur yi. ñu bàyyi docteur yi bu ñëwee ñu yaatal ci. li nu war a ba mooy di waxtaanee lu nu xamul. ñu ngi koy communiquer ci réew mi nag maa ngi koy dégg fu bëree bëri. abaa gis nga mbir nañu ci leeral mu gën a leer. li ci gën a efficace mooy fagaru gi loolu docteur yi wax li gën a efficace xam nga docteur nag waxuñu ay allemand waxuñu russe. ay wolof la ñu wax ak nit ñi. li ci gën du faj mi sax li gën mooy moytu gi waaw kon kay loolu jar na moytu ba dee après nag ñu ñëw ci beneen étape. mais buñ fi inventé benn garab wala benn plat wala lenn loo xam dañ daan moo ci gën li gën mooy yokk sa set raxasu booy tisoli wax nañ la ngay def lem sa loxo ca conc ba sa xet gi noonu di yor ay mouchoir vraiment loolu boo ko defee yàlla mën na la dimbali nga dimbali sa ñi nga xam ne ñoom nga nekkal di dand nit ñi bàyyi joxe loxo bi moytu dajaloo mbooloo da koy joxante saa yi ay li may dégg yëpp ci ndaje du ndajey farata. ngénte takk mariage mën nañ ko dàq ba beneen. wala sax dañ koy def sax à huis clos. ñu ngi concerné rek. yéen mën ngeen ba xew oui ou non. mën ngeen ba xew mais nag ngeen ma xew. Sénégal waaw mais non mais yéen ndax mën ngeen ba sax xew. mais nit ñi mel koo ne bul xew. mais quand même mais yaa ngi doon maa ngi la doon faral di bàyyi xel ngay wax naan nañu wàññi feebar bi ñuy fowe ak yooyu mais fi ñu toll nii dafa mel ni dañu ci xaw a avancé tuuti dafa am xaw ma stigmatisation waaw stigmatisation lañ koy wooyee. ci Sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk de l'extérieur ñu ngi maanaam immigré yi gars yi ñu ngi ciy foofu boo xam ni yi muy indi ëllëg mën na bañ a mën na. xam nga moo tax yar bu baax xam nga Chine li tax tey ñu ne Chine ba démb amul benn cas. mais Chine bu amul woon yar gi parce que du xam-xam bi sinon kon ñu génne vaccin bi génne gunu ko. ñi ci defagum ay avancées c'est la France ak yooyu lañ gis ne yaakaar a ngi feeñ foofu. États-Unis nga ci wër gi lan moo leen ko may la discipline. am na réew yu bu fa daloon loolu waxuma la 3000 morts ca 9000 la jëm mais yar boobu moo tax ñoom Chine bañ ne toog leen ñu toog sol masque ñu sol masque bu leen joxe loxo ñu daal di koy def désinfecté leen ñu désinfecté mais chaîne bi ne kapaj dagg muy wàññeeku di wàññeeku ba 0 cas. ci ñoo xam ni ñoo départoon ci ñoo xam ni rey na fa 3000 et quelque donc po mi moom damaa ragal ni ku sa lépp dikk ni ngeen koy waxee
vraiment fii ñu toll ci réew mi dootoo ko fooye parce que farata la loo xamante ni dafay ñëw na sa xel secteur yëpp di ci foo élage ñu ngi naan économie bi mbay mi dund gi ngay dundee yow ceeb bii ngay war a jox sa njaboot kooku doo ko fooye da nga koy def yitte yëf yi Pastef la laaj Pastef ay wax a ngi amante immigré yi ñu ngi tontu naan xanaa tey ngeen ñu mën a daw sénégalais yi lépp ci réseaux sociaux nañ ko wàññi loolu mu xam naa ne xam nga mënoo noppiloo ñëpp mais lu mu gën a wàññeeku mu gën te aussi déjà bu commencé à donner raison au ministère bi ne woon du communiquer ci nit ñi parce que déjà buñ nee diw ma j'aurais même suggéré que Moodu sax ñu bañ a waxati ni ñu koy nëbbalee français yi naan nationalité étrangère mais li ci des ñiy faje nañ ko yittewoo yow doo docteur du ma ko ñiy fajee xam nañ fa yëf yenne xam nañ ñu koy circonscrire xam nañu matuwaay yi ñu jël pour endiguement du ki toog ci internet bi mbedd mi moo ko xam du métier kon booba nga nekk ko mosoo ne docteur mosoo sol blouse nag ku ne lijjanti lan ko dénk c'est-à-dire que nit ñi aussi bu ñu bëggee suñu kilifa réew mii di dox au rythme de la presse wala média yi wala internet gi wala mais du ñu dem parce que liñ la dénk nga xam ko yor dossier ya données yi nga am ki ne ci mbedd mi yor internet am amu ko bu dogal jotee dogalal jàll ca la ca des ca bu ci xaar kenn. en tout cas ñu ngi félicité waat encore une fois autorités yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci ministère ba yëpp ak ñi nga xam ni ñooy nekk ci kër docteur ñëpp ñu ngi leen di félicité di leen encouragé waat. di leen ñu jar a félicité waaw ñu ngi leen di parce félicité que bu baax ñoom a ñu baax ngi nekk ak jàngoro ji. waaw di ñaan yàlla ñoom it yàlla sàmm leen parce que ñoom ñooy soldat si ni ma ko waxee démb ak docteur Diouf. waaw ñoom bu ñu sàmmoo rek danañ am kàttanu sàmmanu. am na solo bu defee ñu continuer aussi ñaan yi suñu borom dimbali ñu. am na solo dafa am y a des moments de la vie d'une nation gis nga nit ñi dañu war a vraiment taxawaay yëpp doon yu solennel ñu bàyyi caaxaan yi gis nga nit da ngay xàmmee farata ak sunna. waaw am na solo ma bàyyi la nga dem ci la guerre. comme noonu lañ koy woowee. non bu leen ragal baat yi xam nga guerre la. guerre sanitaire gaa yooyu. am na solo waaw guerre nag bu doon ne ci guerre. aba ñëpp takku taxaw yëri fital ngay toog di ataya di ree di kaf di maye. dëgg la de wala dëgg la de. xam nga. ayca sa kanam gi jeex na de. kon nag ba âge man damaa tiit. aba ragal nga âge man damaa tiit. man fi ñu toll nii pas tiit noonu mais waaw man daal lii daal na gaaw dem rek. waaw yàlla baax na gaaw dem rek. noonu nag incha allah am naa ci njort bu rafet daal. yàlla baax na lii nu jugtee France ak yeneen réew yi bu dakkul xam ci wàllu xam-xam bi dinañ def avancé waaye bu nu dara nax Sénégal li ko fi dakkal ci ñun a d'abord ndax médecins yi. lu nu jàmbaar attanun nu bu fekkoon ni danoo ñun ñëpp màbb dali seen kaw kon ñun bu nu neewul ràcc taxaw bu ñu nëbbante de. kon bu ñu soppiwul da am foo xam ni li ñu ko xeti soppi mbaa kii rek mbaa faatu. wallaay ay organisation bi kon nañ ko gën a defaraat gën a amaat yar. jeex na c'est très important. jërëjëf de xalaas ci kanam tuuti incha allah ngeen ànd ak mbokki déglukat yi ci fànn beneen waaye jàpp leen ni rajo bi moom couleur yëpp di melo gi da koo jël jëm ci xeex beeg coronavirus ci kanam tuuti allo docteur laata boobu daan corona nag ñu ko baaxoo defee ànd ak docteur Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu ministre de la santé monsieur le directeur de cabinet ñu ngi dellu ziar lu baax. maa ngi lay ziar El Hadj Assane di nuyu mbooloom auditeur rajo bi. jërëjëf professeur Daouda Ndiaye it ni mu ko baaxoo suba su ne mu xëy ak ñun sëñ Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Assane di leen nuyu mbokk auditeurs yi dégg RFM yëpp. merci docteur ci wàllu rek ak pàttali ci gàttal fi nu toll ci xayma gi ñeel jàngoro ji Sénégal le point. waaw El Hadj Assane maa ngi lay nuyu. ci wàllum xayma defe naa démb monsieur le ministre de la santé def na communiqué pour wax cas yi nga xam ne moom lañ am muy ci wàllum tubaab ñu ngi ci fi mu toll nii ci 36 cas yoo xam ne depuis ndorteelu feebar bi fii ci Sénégal déclaré nañ leen positif ci 36 cas yooyu am na ñaar ñoo xam ne jotoon nañu génn ndax seen tan ndax am tan léegi ñu ngi ci 34 cas yoo xam ne ñu ngi leen di traité diggante Dakar ak Touba. très bien traitement bi moom déjà xam naa jarul baamtu wax nga ko dafa am benn diir pour wér maa ngi dégg démb ko def commentaire mu ne ci ñaari géer yi daal ci lañ toll booba ak léegi du ñàkkit am na ñu ma xaw a jaaxal. waaw loolu ci doomu jàngoro bi la rek. mais li ci am solo mooy nit ñi xam ne nit ki duñu déclarer guéri te defuñu ñaari test yi. pour contrôle dañuy wax contrôle. oui parce que aussi boo deful contrôle yàkkamti déclarer guéri bu génnee dina la wàllaat feebar. wàllaat ñeneen. donc ñun li nga xam ne mooy
suñu orientation ak fajkat yi ñu leen di féliciter au passage di féliciter wàlle ñi nga xam ne ñu ngi ci gox-goxaan yi di def dépistage yi di prélever ñun suñu mbébét mooy fexe ba malade boo xam ne déclaré nañ ko guéri bu demee mu bañati nekk facteur u propagation feebar. très bien mu wér pegg ndax jumtukaay yaa ngi yokku au rythme de l'évolution de la maladie. waaw comme ni ñu koy waxee rek comme ni ma koy tàmm waxee te loolu dama ciy profité di dalal xelu askan wi pour wax leen ne xeex bi ñun ñëpp ñoo ci ànd. ñun ubbeeku nañ ñu ngi déglu commentaire u askan wi ñu ngi déglu aussi commentaire u spécialiste yi. di weccoo xalaat ak spécialiste yi mais dañu am suñu plan boo xam ne dañ ko teg plan bi saa yu feebar bi di gën a jóg rek ñun ñuy gën a baral xeex bi ci suñu wàll donc ci wàllum jumtukaay aussi ni ñu tegee woon jumtukaay yu njëkk yi ci gox-goxaan yi ci Dakar pour permettre nit ñi bu ñu amee ay cas suspect ñu mën ko prélever indi yónnee ñu ko Dakar noonu la ñuy yokkaatee parce que situation bi ñu amoon avant bi ñuy nekk en préparation ak léegi bokkatul donc dañuy yokkaat jumtukaay yi di gën a dooleel aussi ci wàllum formation parce que dañuy jël ñeneen ñoo xam ne seen xëy na ay personnel de santé lañ mais dañuy ñëw appuyer waat ñi nga xam ne ñoom la ñu jagleeloon xeex bi donc ñooñu aussi ñu jël leen di leen gën a dugal ci xeex bi ci wàllum formation ak ci wàllum jumtukaay xam naa du ñàkk xëy na bisit ngeen def appel ak yenn jeunes yi nga xam ne am nañ formation bi mais amul woon xëy wala. bon ci wax dëgg nag El Hadj yeggaguñu foofu. man li ma bëgg aussi. ci wàllum dalal xel mooy ci wàllum épidémie. toujours dañuy nekk période boo xam ne cas yi day yokku ba atteindre li ñuy wax benn pic. plus muy yokku plus ngay jël ay mesures bu demee ba atteindre pic yi bu mesures yëpp effective ku nekk dugal ci sa loxo maanaam li ñu def nii tere rassemblement yi léegi ñu ngi nii tere avion yi yenn vol yi di dugg si. ci dinañu aussi mettre en quarantaine systématiquement. bu sénégalais yëpp respecté consignes yi ñu leen jox di ngeen seetlu ne. fii ak ay fan ci kanam. comme croissance su nombre de cas yi dina yokku jékki-jékki càng. commencé waat wàcc mais pour loolu il faut que ku nekk jël wàllam ci xeex bi pour loolu il faut que mesures yi nga xam ne mooy mesure de prévention collective yi ku nekk veiller à son application waxuma rek ku nekk bañ ko def mais ku nekk boo toogee sa gox nga gis ne nit ñi ñu ngi def lu ñu tere nga mën a woote ci préfecture wala pour commissariat bi la gën a jege pour que ñu interdire ko loolu buñ ko defee dinañu ànd xoolandoo évolution feebar bi te dinañ jékki-jékki gis au bout de quelques jours. ñu commencé am ay cas yuy wàññeeku. très bien mooy li ma wax sànq rek Chine la leen gën a may lii nu am tey jii mooy yar googu ak wàccoo ko digle. professeur Daouda Ndiaye ci wàllug xarala ak science ñu ngi wax ne am nay xibaar yu tukkee ca France ànd ak yaakaar ci wàllu paj mi ba tey est-ce que mun nga dëggal ni ay jéego ngi am parce que foofu aussi il faut daanaka vaccin bi il faut mu génn mun ta ñàkk de. waaw Yassane jërëjëf am na solo lool la laaj ba parce que dëgg la fan yi am na ay rapports yu même yu jóge Chine yoo nga xam ne publier nañ ko. boo xam ne am na garab yu bëri ñu ngi koy testé. pour wàllu faj bi vaccin bi moom bon y a des candidats vaccin yoo nga xam ne jëlee nañ ko ci laboratoire ñoom ñu ngi koy étudier d'abord au plan in vitro mooy nga jël souche bi dugal ko ci laboratoire xool nan lay réagir réponse am buñ fa jógee ba pare nag bu leeree na ne ñoom yaakaar nañ ne ci biir laboratoire bi virus boobu dinañ ko mën a téye wala ba du dem ndax produit boobu bu baax fa lañ koy jógee nag def ko ci nit ki pour xool ndax dina am réponse adéquate ak exactement li ñuy gis ci laboratoire bi donc am nañ ci yaakaar te en tout cas nit jéego mu ngi ciy am te am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar également ci même ci médicament bi bon effectivement démb dama dem ci benn pharmacie ñu ne ma am na ñu bëri ñëw fii di laaj chloroquine pour ne dañ koy fajee loolooy danger bi nag bu nekk Dakar de bii ñi may déglu xam nañ fu may wax parce que mooy waral li tax ñuy insister parce que santé kenn du jiitu docteur bi ci li muy def dëgg la
te docteur aussi buy liggéey ci wàllu faj dafay suivre li ñuy wax organisation mondiale de la santé. tey Sénégal même bu doon wala bépp bu dëkk tey même bu doon day yokk tel médicament ci produit li ñu koy fajee. dafay am ndigal buy jóge ci organisation mondiale de la santé muy coiffé lépp. bon loolu yëpp ñoom effectivement am na étude yu ñu ci def. mais li ci am solo ba am solo mooy liñ ne au départ am na effectivement ay français yu ko publié woon. ma ne woon dañu xaar ba waa Chine ñi nga xam ne ñoo ko dund ñu wax ba pare ñu xam fi ñuy tënku. te am na lu jógee foofu mais li ci am solo mooy ñu koy fàttali xamaguñu exactement est-ce que virus sur le plan génétique bi circulé Chine moo circulé Italie mooy circulé Sénégal moo circulé Afrique. pour ñu xam effectivement est-ce que loolu. ñooy faj lay faj ñële mooy faj ñi ne fii. exactement te moo tax lu en tout cas tant que organisation mondiale de la santé jógul parce que publication aussi bu jógee ba ñu teg ko ci table bi. ay yeneen xam-xam yu nga xam ne dañoo nëtt dañuy ñëwaat xool. saytuwaat loolu ñu liggéey ba tënku ci bu boobaa les experts de l'OMS vont dire. ne OMS lii nangu nañ ci nañ ko essayé ou pas mais sinon lépp lu dul loolu. def nañu jalgati nañ lu traitement bi te mun na impact parce que mun loo faj benn garab indi beneen problème. ok maintenant ci wàllu jaayum chloroquine bi xam naa ni. non pour le moment boobu est-ce que c'est sur ordonnance wala. non chloroquine médicament la boo xam ne aujourd'hui antipaludique li organisation mondiale de la santé wax. mooy fu mu toll nii loolu dafay il faut que ñuy waxtaan dinañ ci waxtaan bu xóot. parce que tey nit amul droit jël médicament pour faj siburu te amuloo ndigalu docteur. dañ confirmé maintenant chloroquine danañ faj siburu mais faj boole duñ ko ci gàm bi. ñeneen utiliser nañ ko pour xool leneen mais comme loo xam ne dafa indiwoon ay problème bi ci ay jëmm jamono ay 2000. waxtaan naa ci ay parasitologie ñu nga xam ne loolu la ñuy liggéey ñun ci Afrique ci wàllu parasite. ñu ci bëri d'accord guñ ci. te ñoom seen xel da cee ñaaw. parce que ñu ne mënuñ ñoo indi Covid 19 bi ñu faj ko. ñu indi beneen problème boo xam ne. siburu moo ëpp lu muy rey ci Afrique. dëgg la ñu bàyyi ñu ci problème. donc il faut qu'on soit très léegi ñu bàyyi wala ci xel aussi pharmacie ak responsable pharmacie. waaw xëy na ñoom it xam naa ne ils sont très responsables mais ñu gën leen ñaax rek ak yëgoo am. ñu bañ ko importer pour le moment. ñu bañ ko importer. très bien. ñu bañ ko joxe. parce que nekkagul règlement sanitaire par rapport au plan mondial. jërëjëf ma ziar imam ñëwaat ak yéen imam Oumar Diène ñu ngi ziar bu baax Diène. ok ñu ngi delloo ziar di nuyu auditeurs RFM yëpp. ak ñi nekk ci plateau bi foofu. jërëjëf balaa ñuy ñëw ci li ma mën a duppee ñu baal ma parce que boo ne ab polémique la xëy na buñ ne dinañ julli ak dund julli mais au moins ci ñu des ak diine ji ñu ne bala la science mu ngi ci gëstu yi yow religieux bi lan ngay wax ci par rapport à la maladie. waaw par rapport à la maladie bala la bu rëy maanaam pandémie la wala mbas comme ni ñu koy waxee. te loolu bu amee diine lu mu ñuy sant mooy ñu fexe ni ñu ci génnee ni ñu ci génnee mooy. il faut kenn dugg il faut kenn génn. dañu seet ni ñuy def ba mun a faj loolu ndax dugg bi boo duggee génn mooy andi wàll bi. kon comme suñu jàkk yi ñun ci la ñu nekk te jàkk yi day am mbooloo mënoo taxaw fii ci taxaw fële. mbooloo lay doon boo xam ne ñooy dugg ci biir jàkk ji denk ensemble. mbagg ak mbagg di nokkindoo di sëgg ci di sigindoo suñuy nokki di weccante ñuy julli ci moquette yi te microbe lay doon. virus bi boo sëggee wàcc ko ci suuf. kii keneen bu ñëwee jël ko yóbbu ko te benn nit bu ko yóbbu këram day wàll waa këram ñëpp. dëgg du maladie bi xamul nag xale xamul mag ñëpp lay jàpp te kër gu nekk bu fu fukki nit deewee bu yàggee nit ñi jeex. moom moo tax ñu ne nag dañu moytu ndax foofu lay jaaree te fu muy jaaree dafay ëpp loxo yenn saa yi. ñu ne nag julli moom nañ koy defee ci kër yi. te bu noddu jotee ñu dem ci jàkk bilaal bi dem ci jàkk ji moom kenn bilaal bi. daal di nodd te ne nit ñi ne ñu jullee seen kër. ci biir nodd bi ci wala ci la koy wax wala bu noddee ba sëlmal daal di ne nit ñi ne ñu jullee seen kër. ndax julli gi la ñu sant. te tey nit dañu war a faju ci fagaru ndax fagaru moo gën faju. dëgg la maintenant beneen jafe-jafe bi rek xanaa suñu borom dimbali ñu Sénégal tamit yëgoo gi yombul bon ça peut se comprendre bien évidemment mais xam nga bu doon ca tugal ak yooyu ñu ne y a un conseil supérieur wala kii benn njiit la mu waaye fii ku nekk sa mbootaay. waaw xam nga fii mbootaay yi dañuy wujjee bu kii waxee lii rek keneen ci wax leneen. te lii gis nga ne politiciens yi ci seen bopp. tey ñoom ñëpp a ànd mais biir ji moo des ndax boo waxee lii. man li ma wax lu leer la dama dem ci lettre bi dama dem ci ministre de la santé
dañu dem ci docteurs yi. ñu réunion waxtaan seet lan mooy solution bi ba ñu andi solution bi nga xam ne moo gën ci gën. mais ay juróomi nit bi ñuy réunion rek wala ñaari nit rek seen biir penc wala seen biir néeg. daan ne loolu taxul ñu ci ànd ci te république moo wax état moo wax président de la république moo wax. addina bi yëpp gis mag ci boppam dañu ko tëj. ren kenn du dem aji mag. kon nga xam ne l'heure est grave. l'heure est grave jërëjëf imam ba ci kanam. voilà maa ngi ñëwaat yéen. docteur Diouf ci wàllug mesures yi ku ne xam nga ni mise en quarantaine yi am na ci solo confinement bi am na ci solo mais est-ce que mën nañu xaar bis fii également nit ñi comme ñu ngi wéy rek di doon ne man dogal yi gën a dëgër maanaam nag ku xamul buur saay na ñu xamal la ni lii comme moom mooy freiner mbir mi. mooy daggal chaîne bi il faut mu am nag lu mënta ñàkk faaw mu am ngeen toog nag ñu toogloo leen avec des mesures. waaw mesures yi xam nga mesures yi day procéder d'une évaluation. bi ñu évaluer ne am nañu dispositif sensibiliser nañ askan wi. ñu gis ne cas yi ñuy am yu ci bari ay cas yu importé la ñu ñëw ñu tëj vol yi mais. vol yi xam nga démb ci guddi la plupart la ñu suspendre yenn vol yi. donc ñu yokk ci aussi parce que gis nañu on rendre nañu compte que am na ñoo xam ne ñu ngi dugg peut-être par yeneen moyen ñu ne léegi képp ku dugg Sénégal rek foo mënti jógee même boo jëlee vol boo xam ne bokk na ci yi ñu suspendrul nga dugg Sénégal jóge woon dans les 25 jours nga nekkoon ci zone boo xam ne amoon feebar bi boo ñëwee dañ lay mettre en quarantaine loolu mooy stratégie yoo xam ne dañ koy adapté ak lutte bi. mais li ci am solo mooy aussi autant ñuy adapté ay stratégie autant askan wi di ko respecté mais autant aussi ñuy éviter stigmatisation. wax naa ko fi démb boo gisee ministère de la santé bañati wax fi nit ki jóge ak fu mu dal c'est parce que loolu xam nañ ne buñ ko waxee day gën a jaxase xel yi. boo gisee ñu def loolu aussi c'est parce que ñun xam nañ ne fi waa ji jóge fi mu jaar yëpp loolu ministère de la santé acteur de santé yi ñoo koy saytu ñooy dem xool cas contact yi et puis ñoo koy gérer. loolu askan wi xam ko defe naa du leen bari njëriñ sinon dafay yokk torpeur. donc damay dolli di ñaaxaat sama mbokk journaliste yi. di leen wax rek lu ñu waxul buñ ko uti di ko siwal parce que tey di nga gis ñu ne la quartier bi la ñu nekk. mais fekk ñun def nañ li ñu waroon def ba pare mais ñoom seen information boobu gën na indi jaaxle ci askan bi dëkk ci quartier boobu. donc duñ li ñuy def duñu favoriser xeex bi ñuy def. li ñuy def day gën a yokk jaaxle ci askan wi moo tax askan wi commencé. di dem uti wàllu mais wàllu boobu muy uti. du wàllu boo xam ne wàllu bu scientifiquement démontré la. du wàllu boo xam ne tegteelu ministère de la santé la. wàllu boobu li ko indi. mooy information yooyu nga xam ministère joxewu ko parce que si stratégie de communication dafa bëgg une société sénégalaise unie et lucide. moo tax joxewuñ ko. donc ñoom buñ ko joxee rek dañuy ramer à contre-courant suñu information. mais foofu nag la yeneen relais yi baaxee nag quartier yi am nay chef de village chef de quartier plutôt am nay imam xam nga mënuñu xaar àjjuma ba àjjuma pour julli il faut aller vers les gens de façon continue balaa nit di ñëw di la informer yow sa waa gox yow nga jox sa waa gox la bonne information rajo privé Sénégal xaaratuñu RFI di ñu xamal ñun nan lañ gérer réew mi wala nan la waa Thiès di dundee. c'est-à-dire que de façon ci wàllu proximité bi laay wax quoi loolu lañ leen di doyee mais. waaw mais xam nga El Hadj. boo gisee ñun démarche bi ñu def balaa ñuy bi ñu commencé am cas dañu dem dajeek leader d'opinion yi. ministre de la santé dafa dem dajeek leader d'opinion yi démarche boobu pour lan la pour jox leader d'opinion seen rôle seen wàll ci xeex. non man kay ñoom laay waxal ñoom laa ni ñoom it nag à leur tour. oui effectivement li nga wax dëgg la. li nga wax dëgg la. parce que ñoom. leader d'opinion yi ak société civile ak médias yi aussi ñoo war a fexe ba
xeex stigmatisation ñoom ñoo war a fexe ba renforcer cohésion nationale. waaw kay boobaak léegi docteur yaa ngi naan respecter digle yi mais même réew mu ci mel ni France il a fallu loxob armée bu dugg ci ak police man je pense que ni yëf yi tamit il faut que bon maintenant dinaa leen bàyyeel souveraineté xool ci ban waxtoog ban bis ngeen koy defee mais ku xam Sénégal dëgg bu ñu bëggee wax ji mu gàtt tey teel a frankulaayu mooy buñ leen ci puusul duñ ci dem nit ñi dañoo yaroo seen sago. waaw mais am na disposition yoo xam ne defe naa yaa ngi dégg fan yi même ay match football police dugg arrêté match yi. parce que il faut aussi que autant dina am ñoo xam ne dinañu respecter loolu autant am na ñoo xam ne il faut que force revienne à l'État malheureusement. les récalcitrants parce que El Hadj Assane. moi dama koy répéter xeex bi ñuy xeex coronavirus sénégalais yi ak seen xam-xam ak seen mën-mën mën nañu ko gagner. mais pour loolu il faut que ñu amaat discipline. pour loolu il faut que ñu déggoo suñu biir. pour loolu il faut que ñëpp xam ne ñëpp am humilité. ku nekk nga xam lan mooy sa pàcc ci xeex bi nga dox ko. justement nga bañ a dugg ci domaine wu keneen. c'est pourquoi may insister ci ponk boobu du rek xëy na bari wax dama xam ni volume bi nit ñuy demee hôpital bu dakkul mais du ngeen am jotu sax lijjanti la fa gum déjà waxuma la leneen. waaw moo tax ñun ñëpp ñu war a booloo. parce que ku gis li xew tey France. gis li xew Italie ñooñu ëpp doole. ñun ñu ngi ci ay cas yoo xam ne ba léegi ñu ngi am ay 3 cas 1 cas 4 cas. peut-être cumul bi dina bari. mais ça veut dire que mun nañu avec la conscientisation et l'appropriation lutte bi par les populations mun nañu dëgg la gagner cette lutte ku nekk def ko sa xeex très bien professeur Ndiaye xam naa comme yow da ngay des ak ñun ci kanam ci wàllu lan mooy dog mbir mi chaîne bi en attendant ñu ngi wax confinement mise en quarantaine waaye renforcement aussi contrôle yeeg di seet nit ñi ci wàllu thermoflash yeeg yeneen bañ a tàyyi rek. waaw Alaye Assane gis nga temps yi dañ ne nit ñi bu kenn génn wala dinañu wàññi contact ak doomu aadama yi. mais dafa am solo il faut ñu expliquer leen loolu ban impact lay am sur le plan scientifique. gis nga virus bi muy virus muy bactérie muy yenn parasites yi parce que xeetu mooy xeetu pathogène yi à l'exception bu génnee champignons yi. ñooñu dafa am diir bu ñu mën a dund bu ñu nekkul ci doomu aadama wala ci mala. te ñoom ala kulli xaal il faut ñu dund ci ñuy wax dans des hôtes. hôte mooy foo xam ne moom fu la ñuy dugg pour li nit ki yore li nit ki di dundee wala li mala bi di dundee ñu jël ko dund ko seen pour ñoo mën a dund. donc bu fekkente ne virus bi am na ko yore par exemple ñu ngi koy faj wala mu wér wala wala virus bi nekk ci benn table wala ci benn leneen daal lu dul ci biir nit. bu fekkente ne duggul ci beneen nit ay diir ay waxtu wala ay fan. maximum ay 2 ou 3 jours te mu taxaw ci fenn virus bi day dee. donc te comme dee na. loolu day bokk ci li ñu doon chaîne de transmission donc ala kulli haal bu fekkente ne daal lii gars yi def nañ ko mooy toog ci wàññi tànk yi. moytu tere yi ba virus bi du mën a transféré wu jóge ci beneen bi ci beneen nit quel que soit alpha virus bi à un moment donné day dee te dina génn ci dëkk bi. très bien loolu mooy meilleur moyen vraiment aujourd'hui moo tax ñuy insister ci mesure de prévention. très bien mooy meilleur moyen dakkal jokkalante bi jëm ci jàngoro ji à tout à l'heure professeur imam laata may yeewi docteur imam xutba bi rek xutba bis bi ni ñu koy waxee nga daal def ak yóbbal rek ci mbokki jullit yi ci wàllu digle yi ak tere yi. waaw xutba tey bi dina nekk ci wax feebar bi ni muy doxee. ak nit ñi ci recommandé nañ ko respecté. ndax feebar bi dafa nekk feebar bu am doole. lëmbe àddina bi yëpp te ci yëpp day reyee te nit nag dafa ragal dee. te dee ak dund ñoo ànd. dëgg la day jot mu def ko. ndax feebar bi comme ci dañ koy defee fi nga xam ne mbooloo daf fay nekk nit ñi nañu wàññi comme ni ñu ko waxee. seeni tànk ci dox loo xam ne amul lu farata. dëgg la liggéey bi sax buñ ko teree respecté ko. julli gi moom na nga julli rek loolu la sa borom sant. moo dox sa diggante ak moom. kenn ko julli sa bopp. mais bañ ko defee foo xam ne boo ko demee for ko andi ko sa kër. mën na leen faagaagal. très bien di yee nit ñi tamit ci ñuy comporté wu maanaam ut masque comme ni ñu ko waxee bu ne nag.
wala musóor nga musóor sa gémmiñ sa bakkan comme soirée jeeg ni muy demee di raxasu wala ci cet sa loxo yi di set à tout moment boo amul yi nga xam ne moom la ñuy jaay ci pharmacie yi mooy gel hydroalcoolisé yi di jël saabu ordinaire bi am ndox mu ci doon di ci raxas sa loxo ba mu set te wàññi nuyoo bi wàññi saafonte bi te it wàññi fu mbooloo di nekk ca yokk mandute gi nag aussi xam nga dañ ne foog ni diine ji julleeg woor waaye bëggante gi yéenante jàmm gi moo ëpp doole nag sax loolu yéenante jàmm bi te tey na tey dal ànd ak sago ci mbir mi sago am na solo ànd ak sago ci mbir mi te xam ne luy wàlle la luy reye la dëgg la nit ku ko def uti boo ko àndee sa kër Sénégal tolloogul fu mu mën a faj nit ñi amagul dëgg la jërëjëf yeneen réew yi sax amuñu ko mais ñu ñu xawoon loolu tuuti kon dañu yaxanal li ñu am ñu fagaru am na solo imam jërëjëf ngeen yokk ñaan yi rek pour mu ci mucc jërëjëf incha allah Diène jàmm def ko suñuy def ak suñuy njiit ak suñuy kilifa amiin ñu yendoog jàmm imam Diène docteur Aloyse Diouf ci kàddu yu mujj yi laata rek ñuy jeexale ak allo docteur laata ngay dellu it également ci liggéey bi waaw kàddu yu mujj yi mooy kàddu yaakaar ci sur orgueil yu sénégalais yi maanaam xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof yaakaar ci fierté sénégalais yi yaakaar ci pas-pasu sénégalais yi pour que ñu mën a respecter tegtal yi ku nekk aussi mën a def li nga xam ne ci wàllum surveillance maanaam boo gisee doomu jàngoro yi ci yow wala ci nit nga mën a woote ci numéro yi parce que loolu mooy faagaagal xeex bi dëgg la damay gis rek ne El Hadj Assane ni ñuy def àndandoo bu Sénégal di football final Coupe d'Afrique oui ci xeex bi noonu lañ war a àndoo dëgg la nga xam ne sénégalais yëpp dañuy décider pour que ñu gagné xeex bi parce que bu balaa ngaa naan balaa nga ne naam ne fa donc lépp lu nit di waaj ëllëg aussi il faut que étape bi ñu jàll ko dëgg la te pour étape bi ñu jàll ko il faut que ñu respecter li nga xam ne mooy mesures yi ñu wax ci wàllum set ci wàllum wàññi génn gi wàllum arrêté rassemblement yi pour que état bi aussi disposition yi nga xam ne mu ngi koy jël ñu mën a xool situation mu évoluer beneen bi mooy il faut pas que nit ñi céder au découragement wax naa ko dina am ay cas yu yokku mais plus que bu ñu respecter mesures yi rek dinañu jékki-jékki ci ak ay fan gis ne cas yi limité wu na cas yi commencé waat na daan te bu boobaa suñu ndam dina commencé feeñ donc bu ñu gis rek ne cas yaa ngi yokk ñu jaaxle wala ñu tiit loolu c'est parce que dafa am ay mesures yoo xam ñu ngi koy jël mesures yi dina produire ay FM bu ci sénégalais yi aussi dugalee seen loxo te bu boobaa dinañu am li nga xam ne moom lañ bëggoon mooy ndam li ci kaw. très bien du doon résultat saa si mais buñ ko jël fi ngay jëlee dogal yeeg fi nga koy gisee du yàgg. yooyu résultat maintenant ci élan de wàllu communication beeg comme sénégalais dafay roy rek aussi man damay profité ci sa jokko bi di wax ñu gën a ñaax les personnes leaders ñu gën a dama xaw a xeeb daal song mbir mi. waaw loolu bëgguma tooñ kenn muy ci wàllu diine ji wàllu sport di wàllu culture ni ñu ko war a ñoddee dem ak moom daal bañ ko yemale ci ay événementiel waaw ñëw rek daal di ne cérémonie de nangam daal di laxas basang yi ba beneen non. waaw damay wax rek aussi. da nga may permettre ma wax ne fi mu toll nii c'est vrai ñu ngi gis sax ay nit yu ñëw di joxe. loolu ñu koy rafetlu. mais am na ñoo xam ne. li ñu mën a joxe. mooy seen engagement. dëgg la ñi nga xam bu ñu waxee ñu déglu leen bu ñu diglee ñu def ko. bu ñu teree ñu bako ñooñu laay wax. ci loolu laa jëm mooy ñi nga xam ne tey seen joxe. mooy seen baat ci askan wi. am na ñoo xam ne seen joxe mooy seen dem ci askan bi wax leen li nga xam ne moom la ñu war a def am na ñoo xam ne seen joxe mooy dem ci askan bi di leen tere ñu def yenn yi. très bien donc loolu aussi il faut que nit ñi xam ne contribution yi ñu am ci lutte bi. contribution yu bokkul la am na ñoo xam ne xëy na seen contribution mën na nekk ci wàllum xaalis ñii ci wàllum matériel mais am na ñoo xam ne ci seen baat la ñu mën a
fondé seen contribution. jërëjëf docteur kon incha allah ba suba ak jàmm. jërëjëf docteur Aloyse Waly Diouf ñu koy gërëm bu baax directeur de cabinet bu ministre de la santé di porte-parole bu ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ak tout le ministère ñu ngi leen di jaajëfal tout le personnel médical yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen dellu njukkal ndax amel nañu leen ko askanu Sénégal di gërëm bu baax imam Oumar Diène bu kuréel ak imam ulema yu Sénégal kon mbokk yi léegi mën ngeen a bokk ci waxtaan wi ci 88 628 14 14 ku ci am loo xamante ni rek ab laaj la wala looy bëgg a leerlu ci li nga xamante ni mooy jàngoro ji wala loo gën bëgg a indi nepp contribution en tout cas ñu ngi wéy professeur Daouda Ndiaye professeur. waaw kon xam naa ñu wér di la jégalu rek da nga am kenn ci serveur bi Abdou asalaamaaleykum. d'accord maaleykum salaam alaaji. waaw question lañ wax de question après. ki xam tontu. ñu ngi lay ziar bu baax di rafetlu taxawaay. sëñ Modou sama xarit nga moo tax ma lay araftu noonu aja. dëgg la ñu ngi lay ziar di ziar Abdou Thiam mi nekk ci technique bi. jërëjëf. di ziar nag professeur Daouda Ndiaye ndax suivre naa ko ci internet bi vidéo bi mu njëkk a def. day tax muy am solo lool. dëgg la ma ko suivre rek bu set nag di rafetlu taxawaayam. moom it ci jàmbaar yi la. waaw may laaj rek man dafa am lu may leerlu. daa mel dama dégg ñu ne dafa am benn garab xaw ma bu ñu wax ne day faj si buru xaw ma fan lañ koy essayé xaw ma marché xaw ma su fekkente ne leeru xëy na professeur gën ñu koo leeral. waaw très bien may laaj ne li ñuy wax ne feebar bi dafa am si buru la bu ànd ak enzyme ak soj. xaw ma loolu daal dafa nuroog moom wala du moom daal mu gën ñu koo leeral ba nga xam lan moo tax ñu bëgg a jël garab boobu. pour ko essayé pour faj coronavirus. loolu daal laa doon bëgg a laaj. très bien professeur xam nga dafa nuroog moom ci wàllu docteur kiiwul lu mu doon mooy wax ja lu mu doon professeur jàngoro ji. jàngoro ji virus la virus. dafa am ñeenti xeetu jàngoro ju am ci àdduna. dafa am virus mooy te yooyu yëpp si bëri kenn mënu leen gis tuuti lay doon. kenn mënu leen teg bët. ay microscope moo leen di gis mais même virus microscope très souvent mënu ko gis. bu loolu weesoo am na ñuy wax bactérie. bactérie aussi du xeetu virus parce que virus yooyu ARN la ñu am. bu am na aussi donc bactérie am na parasite am na champignon. sibiru parasite moo koy joxe. corona virus moo koy joxe. virus la lu benn. donc bokkul. moo tax si lu ñuy manifester yow mën nañu xaw ba nduroo parce que boo xoolee sibiru ak corona. dafa am fu ñu nduroo. sibiru yaram bi day tàng mooy premier signe. corona également yaram bi day tàng. sibiru mën nga dem bay sëqat. corona da ngay sëqat. am na yu bëri yu ñu nduróole mais bokkuñu. grippe it noonu lay demee. grippe it noonu lay defee. mais ci pandaw ba. bu dee sibiru la moom li mu lay faatee mooy sa deret lay yàq. bu dee corona la dënnu xëtër bi lay yàq. xëtër bi. donc bokkul maintenant actuellement Sénégal mën naa am nekkuñu ci période sibiru. mais dara firnewul ne comme fi amoon Chine amul cas yoo xam ne rax na sibiru ak coronavirus. ok. mais loolu il faut ñu xam ne tant que jotuñu rapport bu ko wane mënuñu ko mais chloroquine biñ ne da koy ñoom da yaakaar da koy faj. neewuñu da koy faj par rapport ak dafa am wàll sibiru ñoom ñi dañu ne da koy faj parce que test nañ ko ci coronavirus bi. ci Covid 19 bi. très bien mais pour fu may daanale mooy li may jàpp daal nit ñi xam ko bëgguñu dugg ci yenn explication yi mais ba ma fa waxee yow nii. amagul benn confirmation scientifique avérée. boo xam ne organisation mondiale de la santé ak experts yi ñu doon laaj nañu suñu xalaat ba ñu ne ko d'accord nañ ci wala d'accord nañ ci. li ci am solo daal mooy nañu jàpp ne du sibiru du grippe feebar la bu niroo grippe te ci chloroquine boobu amaguñu digal ne da koy faj. très bien ñu xool ci jokko bi ba xam Abdou professeur am na ku wax sànq naan dama dégg ni jàngoro ji ci ngelaw li loolu mun na nekk. waaw jàngoro ala kulli xaal il faut mu am ku mu nekk mais boo gisee rapport yooyu ñooñu doxe ko en fait nit ñi dañuy détourner li tax rapport yi ñu koy génne si leneen arrangé parfois noonu laa ko mën a tuddee. parce que dañoo bëgg a wane nekk ne li tax ñu koy wane mooy dañu ne boo duggee tey foo xam ne am na ko fa am par exemple ci benn néeg. virus bi mën na ñàkk ne moom bu ko sëqatee. wala mu tisoole ko du jékki-jékki rek dee. ak diir bu tuuti dina fa taxaw mooy dañ loolu pour permettre ñu ne nit ki bu fekkee am na koo xam ne am na ko fenn bu fa dugg. au delà de di nga koy nuyu boo fa duggee mën naa am balaa muy wàcc ci suuf wala muy dee. yow di nga ko jël. moo waral ci ay ngelaw ci biti ber gi waaw. waaw bu dee ci mbedd mi nag. mbedd mi moom mënu fa. mbedd bi tàngaay bi fa nekk ak poussière bi fa nekk. poussière oui loolu dara du fa dund. très bien Abdou donc loolu pour dara ñu xool téléphone bi allo. allo salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam. waaw sëñ Moustapha Mbaye 313. bisimilah Moustapha.
bon laa seen dama am ñaari question fan yëpp maa ngi la koy bind sax daanaka. benn bi mooy njëkk dañ ne soo kii na nga jël ay mouchoir. nga def ko. est-ce que dinañ bàyyi xel bu baax ci koy sànni. ak martu yi nga xamante ne mooy jugi ci biir hôpital yi ndax dinañ jël yooyu nga xamante ne moo fay jógee ñu koy gën di mën a aar ba ñenn ñi duñ ci am accès parce que boo xoolee barki démb dañoo wane ci Rebeuss ñu gis nit ñi ni ñuy jëlee mbalit bi ak ni ñu ciy amee accès chaque fois. te loolu war na mën a indi danger bu war a mën a dee parce que fii Sénégal gis nga ko. da ngay gis ko jël mbalit di ko jëlaat ay matériel di ko dugalaat ci biir kër yi ñu koy jaayaat. très bien ñu gën a bàyyi waat xel ci yooyu te lu am solo loolu. voilà professeur waaleykum salaam dafay poser en même temps aussi kaaraange ñuy liggéey ci mbalit mi. docteur professeur. waaw Alaaji Assane wax na ci mouchoir yeeg mouchoir bi nañ ci bàyyi xel ak gestion des ordures. c'est extrêmement important Alaaji Assane question boobu. parce que li tax ñu ne bu fekkente ne amuloo masque boo tisolee wala nga def dara ci gémmiñ sànni ko ci poubelle. ci mbalit. mbalit aujourd'hui dans les hôpitaux ñu nekk ci hôpital yi wala fu mun doon normalement dañ lay jàngal nooy jëlee mbalit. mbalit du népp lañ koy jëlee dafa am façon mbalit yu bari. am na mbalit yoo xam ne dañ ne déchet ay mbalit normal la. boo xam ne ay comme kayit. mais aujourd'hui lépp jamono ji ñu toll nii muy jamono corona. képp ku nga xam ne tey am nga tisoli boo def ci mbalit ci kii bi nga xam ne mbalit boobu du mbalit boo xam ne xale mën nañoo ñëw fos yi da nga koy sécuriser. boo mënee yow nga jël sa muusu plastique. nga takk ko ba mu dëgër. takk ko ba mu dëgër leer na kenn du ko laal même su koy laal ci xamul du ko mën xam nu mu koy yóbboo wala mën na ko aar wàll. parce que mbalit tey lépp lu fi am mooy en général boo xoolee comme hôpital yi dañuy def incinération. incinération mooy lan dañ koy lakk. lakk ci four yoo xam ne dara du fa dund. degré bu mag la donc tey ñu moytu di sànni mbalit ni n'importe quoi. wala ñenn ñi di ko jël te amuñu précaution. tey daal képp ku jël mbalit. nañ ci def nànk bu wër a wër parce que lépp mën na nekk ci biir. dëgg surtout njaboot yi kër yi ñu bàyyi xel bu baax mbalit mi nay tëju ràpp moo gën a wër mbokk yi ñu xool serveur bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Alaaji Assane Gueye. waaw. nga nuyu groupe Futurs Médias Mamadou Medor. Medor ca lan mooy sa question. bu baax a baax ak vraiment ak ñi nga bokk liggéey bi ñëpp. jërëjëf tamit ñi nga xam ne ñuy jàpp ci côté ministère de la santé. te tamit yi sundur dañ ko ciy félicité bu baax a baax. parce que dañ naan nañu song daan ko feebar bi mu jógee fi. di répété tamit wax dëgg yàlla ministre de la santé ak équipe bi parce que xam nga mbir yi Alaaji Assane. président de la république aussi. parce que ministre bi nga xam ne def na ko ci jëm. man li ma ciy wax di gàttal mooy. nañu déglu ndax dafay am solo ñi mën di xam lan moo ko fi jëlee daal parce que bëgg nañu tamit di xam façon lekk façon li nga xam nekkin bi aussi tamit loolu dafay baax ñi parce que ki feebar docteur bi moom moo koy mën a faj bu ne man du ma déglu docteur bi moom bu feebaree tamit si moom lay jëm si nañu sant yàlla bu baax a baax daal di rafetlu daal vraiment taxawaayu ministère de la santé bu baax ak équipe bi su rawat na yéen journal ci na ci ñëpp jàpp daal jërëjëf. am na solo Mamadou Medor ni mu ko waxee nag ci nuy gën a bàyyi xel waa kër docteur ñu xool ba xam keneen ak serveur bi asalaamaaleykum. tuuti mu jël la. waaw kooku rocceeku na keneen ku mën a ñëw 88 628 14 14 Abdou Thiam allo. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ñu ngi nuyu Sénégal yëpp. ok ñu ngi lay fay. di ñaan yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xamante ne bi moo indi li xew. lu mu mën a xew rek moo ko mën a dindi yàlla na ko dindi. amiin. di wax sénégalais tamit premier médicament. mooy tuub dellu ci yàlla istighfar jéggalu ko waaye di saraxe tamit masalan di ñaan. très bien am na solo lan mooy sa question di wax sénégalais itam nañ xam ne mbir mi de fi mu ne nekk na armée seytaane. ki lay ommat nag yaa ngi doon jéggi ay dëkk ba jéggeetoo ay dëkk mën nga ko topp waaye ki lay ommat bu demee ngay faqasalu jéggi ay xeer ak i dëkk boo yee boo rocc sa loxo maa ngi naan sénégalais yi jullit bu dee dëggu na ci moom jullit la na xam ne yàlla mooy kilifaam tubaab yi nag fi mu ne gagné nañ ñu zahiran wa batinan. voilà jërëjëf on est désolé waaw rubrique bi pour question réponse la ñu ngi jégalu suñu papa jooju professeur dafa am ay yitte ci mu ngi taxaw di xaar boobaak léegi ci téléphone bi asalaamaaleykum. rapidement sëñ bi sa question. Alaaji Assane na nga def ziar naa la. yàlla nangu ziar maa ngi jégalu ci kii mais xam nga professeur ak jamono ñu nekk les médecins dañu war a nekk ci liggéey bi kon bu toogee nii rek nangul ñu disponibilité bi ñu dem directement ci vraiment laaj yi ngeen baal ma nag wax dëgg yàlla. waaw man taxawaay Sénégal dama ni. Sénégal yi xeex Sénégal yëpp la.
waaw. du gouvernement bi moo war xeex affaire bi Sénégal képp Sénégal dañu ci def war def sa loxo. ñëpp ci war a dugg très bien. waaw comme maire yi wala collectivités locales yi ku nekk dañu waroon jël ay délégation ñu def ñu laajte ñu ku yàlla mun a daal ñu def dara. ndax ñu dajale ndax xeex bi xeex Sénégal la. dëgg la. parce que bu ñu uppee doole tamit kenn du génn day fekk ñu gën lott. kon nag balaa ñu lott gën lott fi ku nekk da nga war si war def sa loxo. ñu fàggandiku très bien ñu ngi lay gërëm ñu ngi vraiment désolé professeur. y a pas de souci Assane. waaw vraiment du yomb nag parce que aussi vraiment le risque également c'est xëy na sax nga dagg nit ñi ca warul kenn wax dëgg yàlla ñu ngi jéggalu infiniment mais voilà nit ñi il faut ñu ràññee les rubriques bi ak li nga xam ne mooy pour contribution auditeurs yi waaw. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar ala Dia. waaw kay jërëjëf. di leen ndokkeel di leen jaajëfal. jërëjëf waay. man dama bëgg a andi tuuti contribution par rapport ak pandémie bu sonal ni askan wi. waaw nga baal ma rek mu gaaw de ah. waaw day gaaw sax day gaaw. inchaallah parce que chaque fois dama leen di déglu di ko rafetlu mais bëgg naa tamit. ngeen boole ci suñu mbokk waa jàngu bi. jàngu bi chaque fois dañuy dégg imam yi ngeen di invité. waaw ustaas yi. jàngu bi demee noonu. ngoon na nga déglu émission yoon wi dégg nga dana jël benn abbé ci jàngu bi. ak benn ustaas incha allah pour rek ñu waxtaan ak taalibe yi waaw léegi deuxième bi mooy xale yi ngeen wax da ngeen di jox ay cours ci télé bi loolu laa bëgg ngeen jox ma ci information parce que boobu daf ma échappé. waaw émission bi mu ngi tudd la salle des professeurs. ci allo dafa dem émission salle des professeurs la ci suba gi ak TFM suba gu ne la ak Astou Mbène ci bu dégg nga boo jàppee télé bi. di nga gis invité yi ak leçon yeeg nan ko cay joxee ci biir dégg nga. d'accord waaw TFM ngay jàpp bu boobaa le matin dégg nga saa yoo xëyee rek waaw. à partir de ban heure. damay bañ a juuma Abdou waaw vraiment entre 7 heures 8 heures mënu ma la wax heure exact présentement. damay bañ a juum dégg nga chaque jour la waaw chaque matin ah. d'accord merci beaucoup. gardez ligne bi bu la neexee it Abdou jox la numéro Astou Mbène Thioub. waaw ñu yéen doon jàmm boobu maa ngi gardé ligne bi. jërëjëf professeur Daouda Ndiaye xam naa xeex bi dina laaj entraînement de ndax fii ñu tàmbalee rek gars yi naan yéen docteurs yi vraiment il faut ngeen boole sport bi manger sain et puis dormir assez bon bu dee di ngeen mën a dormir sax ñu xool beneen auditeur asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum waaw Cheikh bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi ziar bu baax. ay ca luy sa laaj wala lu la jaaxal. waaw man dama bëggoon a wax tuuti rek ak professeur Daouda Ndiaye. mu ngi lay dégg ñu xamoon ko ci parasitologie. waaw. dama koy dégg muy wax ci viro te loolu daal daf ma xaw a ëlëm. xam naa ne nag am na xam-xam bi. waaye dama foog ne nit boo jàngee ba toll fenn fi ci xam-xam da nga war a yem ci sa domaine. keneen dem ci domaine am. ndax virologie ku ne xam na ni am na ñeneen ñu fa ne. dëgg la. waaw te loolu mooy seen domaine de spécialité. xam naa avant mu lay tontu. waaw moom daal loolu daf ma xaw a réer daal parce que on est dans un pays organisé. dëgg la. on est dans un pays organisé. donc ñu jàpp ne ku ne da nga war a dem surtout à un niveau de responsabilité ku ne xam na ne kilifa la. waaw dëgg la. jërëjëf professeur laata ngay tontu rek moo koy xamal ni xëy na ni ñu ko waxtaanee yow ci sa bopp xamal nga moo ko démb ne fii léegi ñuy am keneen li ko dalee suba ca loolee am na ak virologue bi jóge sànq yow da nga engagé woon ci yeneen fànn yi donc à votre décharge loolu laa ko bëggoon a leeralal mais mun nga rek bu dee am nga loo cay doon. jërëjëf El Hadj Assane jërëjëf El Hadj Assane gis nga science. dafa vaste. bon nous parfois bu ñuy dégg yenn questions yi dañuy xam fu nit ki di waxee. gis nga tey àdduna. amatul paludisme. amatul sida amatul corona amatul leneen on parle de one health benn santé. weesoo ñu fu ñu toll nii fu ñu daan parasite la parce que tey mbubu bi may duggee ci yëf yi mbubu la boo xam ne on l'appelle jiite centre de recherche de la génomique des maladies infectieuses de l'université de Dakar. dafay ñaari mbubu bu ma yore mbubu parasitologue. ak mbubu spécialiste en génomique génomique nag dafa transversal. te boo xoolee sama waxtaan yëpp. parce que dama naan pour ñu comprendre virus bi il faut ñu xam génétique bi. li ma liggéey ci coronavirus Sénégal. ak Afrique kenn liggéey ko ci. à travers le gouvernement américain projet USAID PREDICT. donc ñëpp xam nañ ne du ma wax lu ma xamul. maintenant il faut que les gens également ñu nangul ne loo xamul nañ ciy noppi. dëgg la mais lii corona. liggéey naa ci ñetti at ak école vétérinaire parce que c'était dafa demoon recherche boo xam dafa laaj génomique laaj épidémiologie la santé publique
ma liggéey ci ak université Harvard. ma liggéey ci ak Institut Broad ma liggéey ci ak centre génomique infectieux. donc man li tax ma ci gën a di wax sax. li ma ci xam ci wàllu corona. jamono bi ñu toll nii avec toute humilité nag. yàlla moom dafa naa ne doomu aadama xamu ko ci aujourd'hui en Afrique. dëgg la donc puis comme dama ne yàgg naa ko xeex boo gis. teguloo ci sa tànk. te nga ko mën ci dara. li yàqu. dëgg la donc man nag Sénégal du ma xool les considérations personnelles. wala de groupe. wax naa ko sama wax intéressé wu ma. xam nga li may intéressé àlla jasel xam-xam bi ma teg ko ci taaw bi Sénégal jëriñ ci mu jeex. te looloo am solo. professeur am na ku ne dafa am hépatite B moom naka la mën a def ba moytu corona xam naa dafay bañ comme ni ñu ko waxee ñenn ñi am pathologie yi ñoom itam dañuy gën a fragile. waaw loolu maladie chronique la boo xoolee tey li may wax mooy li may wax de gis nga dans cette histoire là. boroom xam-xam yëpp dañ ko war a lëkkaloo ànd ci liggéey mooy dans le cadre du World Health. am na ñu nga xam ne ñooy gastro-entérologue kooku bu demee ci moom période bii dina leen wax exactement comment faire pour mën a renforcer son système ak gën a mën a protéger mais képp ku am maladie chronique demal ci sa docteur waaw demal ci sa docteur très bien cas suspect yi ñu doon wax fu ci mel ni Touba par exemple 70 et quelques loolu tamit xam naa ni xëy na sax ñi yore wàllu xeex bi ca ministère de la santé mais am nañu ne daf leen di ëlëm ba léegi daal foofu bëgg nañ d'autres informations par rapport ak fu ñu ci toll ndax ñu ngi koy vider est-ce que ñu ngi tane voilà est-ce que du law ba feneen yooyu yëpp c'est des questions. waaw loolu am na boo xoolee pour complète li ma doon wax par rapport ak rôle bi ma ciy joué am na yu bëri du ma ci bëgg a wax parce que damay bàyyi ministère dëgg la dama bokk ci commission Union africaine buy xeex lépp luy jàngoro One Health à travers la génomique njëkkoon nañu am octobre réunion au mois de Addis Abeba janvier bii demande nañu réunion pour ça où j'ai représenté mon institution également le Sénégal pour ça et beaucoup d'institutions yooyu dañ ci waxtaane woon mooy aujourd'hui am na man au départ en tout cas par rapport à la population man dama ne woon li gënoon mooy ñu jël information par rapport ak lan moo am nombre de cas yeneen gars yi gérer ko parce que cas suspect ak muy cas suspect muy cas asymptomatique loolu mënuñu leen ne tey tënk mi nii la toll li ci am solo mooy nit ci sa moom yaa mën a xam cas suspect nga ou pas yow yaa déclaré wu mooy am nga symptôme ou pas boo ko amee nag dans ce cas yow yaay dem wan ci ko docteur wu nga oo leen ci la xew et cetera mais nañu xam ne rek tey muy ku ci nekk ci ñun mën nga nekk assisté parce que dëkk la boo xam ne transmission bi am na mais mënu si la xam la kañ la test yi jeex test yi tamit yi ni yabal yëpp waaw wala comme dab rek ñu bakkook borom xam-xam yi nañ ko bàyyi borom xam-xam yi waaw vraiment très bien léegi xam naa dañuy Abdou dernière question ndax nag il faut publicité yi dem parce que temps d'antenne yi ñu doon defee Ndiaye yëpp doon ko daal di lal ci sensibilisation gi kooku man ki professeur sax Abdou président Sall bu dee mu ngi dégg gën a yokk ndëgër laay groupe de presse yi rawatina sama bosan ñeneen ñi nañu waxal seen bopp waaw na jox ko su direction générale jàpp léegi ak fànn bi nga xam ne ñoom danañ ko xam ndax waaw mooy loolu daal événementiel amatul yàlla daal gaaw a génne jàngoro ji ci Sénégal dernière question dernier auditeur bu dee am na allo. allo. il faut nga fay rajo bi de sëñ bi allo. allo. waaw ñu ngi lay nuyu. Alaaji Alsane. waaw. na ngeen def rek. alhamdulilah yow la. xam naa du ma tey lu yàgg yal na leen yàlla jàppale yéen waa TFM laay njëkk a remercier. amiin amiin. j'ai vu que vraiment. temps yëpp seen programme yëpp da ngeen ko focaliser ci kii et bon je ne fais pas de parti pris mais si tout le monde faisait comme vous. yaakaar naa changement bu bëri dina am jërëjëf. surtout yow yàgg nga ko wax ak Ndoye Bane je vous suis de très près. jërëjëf même l'émission Kouthia Show qui est mon émission préférée. la yàgg na ko wax bi coronavirus mais les gens dañ ko jël théâtre kat mais buñ ko déglu woon analyser ko. je pense que lu bëri dina mën a changer. et que man li ma jaaxal mooy la j'ai pas senti les délégués de quartier. bëri parce que ñoo nekk contact. waaw déplacé wul tuuti réseau baa ngi yóbbu wax ji. ok waaw. allo. waaw waaw. je suis dans la banlieue. je n'ai pas senti vraiment la comme ni ma ko bëggee. bon moi am na yoo xam ne je l'ai fait personnellement. mais aussi am na ñu amul moyen ñi am moyen nan dugg ci kër gi. est-ce que manqué ngeen lii. dëgg la. benn eau de javel benn gel. kooku du dara. da leen teg leen ko seen buntu kenn bañ a xeeb dara way. voilà dëgg la. petits gestes yoo xam ne
on est en état de guerre. On est en état de guerre et que guerre la ñu. waaye ñëpp ci war a jàpp de. vraiment man j'ai pas senti les délégués de quartier surtout ñoom ñooy. jërëjëf yoo xam ne ñoo mën a dimbale lépp. merci mais le ministre est en train de faire des efforts même le ministre ak Aliou Sow boo leen xoolee en une semaine comment ils ont dépéri nga xam ne ñi amuñu jàmm. sonn nañ dëgg la jërëjëf voilà on est obligé parce que rajo bi waaw déglu gi neexul mais jàpp nañ l'essentiel mooy pourtant junj naa ko sànq ak docteur Aloyse ma ne ko bi ñu paree relais yi après ñoom on ne sent pas benn waaw ñu baal ma nag professeur. nan la ñuy def ba nit ñi xam dëgg ni dañoo nekk ci xare. foofu laay jeexaleeg yow. man dama yaakaar ne boo xoolee tey bu demee ba tëj école yi. imaam yi ne ñu ngi tëj mosquée yi. église bi wax ko. kenn dematul kenn dikkatul. nga dégg européens yi ne ñoom dañoo nekk ci xare ci guerre. loolu parce que loo xam ne guerre mooy lépp loo xam day faat ay bakkan. à large échelle. loolu moom te loolu am na c'est que day difficile tout le temps mais man ce que je suis li may conseillé mooy. li tubaab naan le rappel est pédagogique li enseignant yi di wax. mooy xare bi moom am na nañu continuer di leen ci ñaax. pour que doomu aadama yi am prise de conscience. bu boobaa buñ ko defee rek lu bëri dina kii mais xare bi moom ala kulli xaal je pense que tey ku gisul na xare la. doy na waar daal mais. ñu gën a delloo si suñu xel par rapport ak li ñu doon mooy man ce que je pense. dafa jot Sénégal ñu nangu ku nekk xam-xamam. ñu aussi ànd ci ak xol. oui. parce que yëf yi du dara lu dul xel ak xalaat dëgg la ñu àndandoo bokk parce que jamono ji ñu toll àla jasen nañu jàppalante mais cay waxtaane li mat a waxtaane xam nga actualité du fi nekk taxaw nga bàyyi ko di wax waxi démb wala lu ñëwagul sax mais waaw di waxtaan li mat a waxtaane xeex bi benn la wax dëgg yàlla dëgg la waaw kay mais professeur Daouda Ndiaye ñu ngi lay gërëm vraiment encore une fois di la sant bu baax di la bàyyi nga dellu ci liggéey bu ëllëg incha allah avec plaisir maa ngi nuyu sa mbokk auditeurs yëpp nuyu waa Sénégal yëpp jërëjëf Ndiaye jërëjëf professeur Daouda Ndiaye mu nekkoon Allo Docteur ak RFM ñu ngi leen di gërëm mbokk yi. Bonjour à tous, il est 6h jeudi 19 mars 2020. Il y a 20 ans, l'alternance, la première au Sénégal. Bienvenue, bon réveil, bonne journée. Les infos. Le Flash Info présenté par Mohamed Ali Mouba. Bonjour Ali Mouba. Bonjour Babacar.